sëñ Mass laaj bi am na solo trop dafa am lu bëri lu ñuy yëkkati si jotaay bi nga xam ne dafa am solo trop li ci tàmbali mooy lii aadama njëkk teg baaraam muy wàllu constitution bu mu wax man dama bokk suñu gëm ni dëggantaan constitution bi te loolu Ababacar leeral na ko bi wax léegi si nouveau droit yi constitution bi may na ay àq ak yelleef yi xamee góor jigéen yaa ko exploité gu lekk waaye effectivement dans la constitution ñoom mën nañu ko invoqué pour mën a jot yenn àq yi ndax boole leen seen ñëpp parce que ay nit lañu li mu wax li il a totalement raison moo tax ñu gëm ni constitution bi war nañu koo réglé waat war nañu koo liggéeyaat ndax c'est inconcevable sëñ Mass ñu nekk ci dëkk bi xam ne ñëpp dañu ay jurit lañu am taarix bu yaatu am histoire bu mag a mag ba pare yenn béyaa bàyyi xam ne Sénégal yëpp ko bañ ñun gis ñu ko suñu biir constitution donc constitution war na jël en compte suñu tradition suñu culture suñu gëm-gëm ba nga xam ne yenn débat yi sax war mën a posé wu bu doon la constitution est bien faite à l'image de nos valeurs ak notre histoire donc loolu déjà ko la amul par rapport ak nag imam yu président Macky Sall woo li ko justifié dafa am ñetti facteurs yi xam ne suñ ko xoolee dañu mën a comprendre lu waral loolu sëñ Adama wax na ko léegi président Macky Sall ba muy woo imam yooyu il faut ñu fàttali le contexte maanaam c'est au lendemain des élections locales mu am jafe-jafe yu bëri yoo xam ne la coalition bu nekk pouvoir muy Benno Bokk Yaakaar am na ko sur le terrain dans beaucoup de localités nit yu bëri yi xam ne maanaam sax dañoo voté Benno jaaree fa bàyyi voté Benno parce que Benno bi ñii ñooy dimbali ko jigéen ñoom ñoo fi taxawal ko jigéen lii mu gis réseaux sociaux yi lii vraiment kii mu koy wuti donc président nag ci contexte boobu xam ni ñu ngi waajal jotaay bi nga xam ne jotaay bu mag la bi nga xam ne adduna bi sax ñu koy coolool naa si ñëw léegi si contexte boobu le président xoolee ñenn ñi nga xam ne jàpp na ni ñii ñu ngi ànd ak moom mën na sukkandiku si ñoom ndax il a identifié le problème comme un problème religieux te loolu dama jàpp ni erreur la si président maanaam dafa xool problème bi comme étant ay religieux ñoo jug il faut que j'oppose des religieux à ces religieux là pour ñu régler problème bi bu jeex bu doon ces acteurs politiques du imam yooyu dafa doon woo ci parti peut-être ay ndawam yaa gars yi ñu partagé ko tuuti rek ma am ñu ma xaar ñu dugg si ñu commencé live bi très rapidement salaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen bëggee donc képp koo xamante ni yaa ngi seetaan live bi actuellement salaamaaleykum gars yi maa ngi leen nuyu di ziar ñëpp donc di wax ñu partager live maximum ñu ñëw rek wax si li nga xam ne mooy par rapport ak mbiru Cheikh Oumar Diagne donc ak li nga xamante ni xëy na moo si bees ak fi nga xam ne fi lañ ci tolloon si xeex bi ak aussi li nga xamante ni état bu Sénégal mi ngi nekk di ko teg pression si kaw si Sénégal ñu mel ni ay doyen de justice ay procureur donc di profité si dossier bi donc pour que tëj Cheikh Oumar Diagne ba élection yi passé donc loo mu doon loo xam ne yàggoon na leen ko wax yàgg nañ ko wax sénégalais yi donc ñëpp di ko dégg ñu ne leen ñii li ñu bëgg mooy tëj Cheikh Oumar Diagne ba élection législative yi passé parce que dañu gis ne communication dafa am solo trop ci li nga xamante ni mooy mbirum góor jigéen ñi si li nga xamante ni mooy mbirum lesbiennes yi aussi si li nga xamante ni mooy tappale ak nar yi nga xam ne nguuru Macky Sall mi ngi koy def di ko teg si kaw ndoddu sénégalais yi donc Cheikh Oumar Diagne dëkkee di feeñal loolu noonu te je pense que loolu day am solo toujours rek ñu koy leeral sénégalais yi di ko xam donc li si am nag yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ko d'abord avant ñu koy commencer di ñëw di wax li fi am ak fi ñu si toll dañuy wax d'abord li nga xam ne moo waral détention bu professeur Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne li tax ñu téye ko si kaso bi parce que dañu ne dafa am benn député ñu koy wax Djibril War parce que nen daf ko traité de mbaam aussi tamit daf ko wax ne ko da nga bokk PCA maanaam PCA mooy ñi nga xamante ne nii dañuy défendre góor jigéen yi si àdduna bi warngal këpp donc loolu nag moo waral li nga xamante ni mooy détention professeur Cheikh Oumar Diagne léegi nag li si gën a doy waar mooy depuis bientôt mën naa ne 3 mois parce que tey la 81 jours yoo xamante ne nii wala 82 yoo xam ne Cheikh Oumar Diagne mu ngi si biir kaso bi te je pense que ba léegi sénégalais yi sax am na ñoo xam ne xamuguñu réellement lan moo nekk di xew si dossier bi ak lan moo waral ba léegi ñu téye Cheikh Oumar Diagne si biir kaso bi. donc mu doon loo xam ne lu doy waar la mu doon loo xam ne jaay doole la mu doon loo xamante ni nii justice bu jeng la mu doon loo xamante ni nii mën nañ ko jàppee ne yoon amul si réew mi parce que yoon muy justice donc ñoom amuñu indépendance pour jàpp nit ki atte ko ñoom si seen indépendance su bopp atte ko si yoon teg ko si yoon li nga xam ne moom la règlement justice yi wax ñu atte ko si loolu mais ñoom amuñu indépendance boobu noonu parce que
li tax amuñu ko mooy dafa am koo xam ne mooy Macky Sall moom moo yor justice donc di ko doxalee nu mu ko neexee moom moo leen def loo ñuy def di leen dindi loo ñuy dindi donc je pense que loolu moo am Sénégal mu doon loo xamante nii lu doy waar la. léegi nag Cheikh Oumar Diagne ku nekk gis na bi ñu ko jàppee ba léegi si xañ ko ay droit am si xañ ko li nga xamante ni ay àq ak yelleefam la yoo xamante ni nii yaakaar naa règlement intérieur bu prison bu Rebeuss daf ko may à chaque prisonnier nga war koo am ci biir kaso bi. parce que aussi il faut que ñu xam ne prisonnier du question ko dañ la jàpp même bu la jàppee nga rey nit sax donc dafa am ay droit yoo xam ne donc da nga ko moom mu doon loo xamante nii kenn mënu ko bafouer même bu fekkee da nga rey nit wala loo def lu mu garaaw droit yooyu kenn mënu ko bafouer kenn mënu la ko yàqal parce que loolu say droit la yow yaa ko moom. léegi nag li gën a doy waar mooy bi nga xam ne jàpp nañ Cheikh Oumar Diagne jël ko si kaso bi dañu ne ko visite yi. comme détenus yi dañuy am chaque jeudi maanaam par groupe la groupe bi dañu am jeudi ñi am vendredi ñi am lundi ñi am mardi maanaam ñu def ko par groupe prison bu Rebeuss bu waagee danaa la groupe 1 2 3 4 5 ba presque yaakaar naa 10 la xaw ma 11 moo juumoon maanaam groupe bu nekk ak chambre ya mu féete ñu ngi leen suur bi yeneen am visite beneen groupe bi suur bi yeneen am visite beneen groupe bi suur bi yeneen am visite. mais nag li si gën a doy waar mooy Cheikh Oumar Diagne dañ ne ko yow jeudi bi ngay am visite au lieu que ngay am jeudi ba jeudi visite mais da ngay jëlal benn jeudi maanaam par 15 jours ngay am visite. donc te si biir 15 jours yi benn visite da nga am droit am donc mu doon loo xamante ni je pense que lu garaaw la loo xam ne xëy na ñun sénégalais yëpp teg nañ suñu bët parce que wax nañ ko fii du benn yoon donc du ñaar yoon ñu koy répété di ko wax. léegi nag ma bëggoon sénégalais yi xam ne Cheikh Oumar Diagne li ko téye si kaso ba léegi doo ay mbirum justice doo ay mbirum diffamation aussi doo ay mbirum insulte publique wala menace comme ñoom niñ koy waxee seen tappale yi ñuy def. Cheikh Oumar Diagne li ko téye si kaso bi parce que dafa am ay kuréelu góor jigéen yoo xam ne ba léegi ñuy continuer di ñëw fii Sénégal parce que gis ngeen bu yàggul Macky Sall dalal ay góor jigéen ci biir palais bi donc li nga xam ne mooy procès bi ñu doon waxtaanee ba Macky Sall bëgg koo teg si réew mi bëgg ko fee appliquer maanaam muy seen ascendant ñu xool naka la ñuy fexee góor jigéen di am seen àq seen yelleef parce que dañu gis ne code de la presse bu bees bi nga xam ne tëgg nañu ko boo demee si article 18 la bu ma juumul donc dañ ne woon li nga xamante ni mooy presse bi waruñu di def ay débat si góor jigéen comme si que sax dañ leen di xaw a beddi si askan bi moo tax article 18 bu code de la presse bu bees yi bu àggee danaan la presse bi dañ leen interdit ñuy def ay débat si mbirum góor jigéen yi parce que dañu gis ne genre bedd lay doon aussi dañu gis ne dañ leen a ñàkk boole si askan bi te ñoom dañoo am seen ay yàq am seen ay yelleef. loolu nag bi mu amee ñu gis ne ay nit ñu mel ni Cheikh Oumar Diagne mu doon ñoo xam ne xëy na kenn mënu leen a privatiser xaw ma nu koy waxee li nga xam mooy seen communication kenn mënu leen a aussi tënk si ne leen nii ngeen di def wala du ngeen def nii ngeen di wax wala du ngeen wax lii mu doon koo xam ne malgré média bi mais dafa yor téléphone am di def ay live mu am doole compte am doole Sénégal yëpp di ko suivre parce que xam-xam bi wax macha allah muy continuer di wax si loolu noonu. léegi nag loolu bu continuer di si wax day déranger état donc parce que pourquoi day déranger état parce que day déranger ñi nga xam ñooy góor jigéen ñi te état bi donc lépp loo xamante ni naqari na góor jigéen ñi rek donc da ngay gis ne état bi moom it loolu daf koy metti ba donc ni mu si réagir da nga xam ne kii nii lii metti na ko donc te je pense que loolu la ñu gis depuis booba léegi. léegi nag dafa am lu leen doon wax muy que ne réew bu àggee foo xamante ni nii maanaam dem na ba justice bi te deetul njaaxaanaay dem na ba justice bi au lieu que muy doxal li nga xamante ni mooy sart yi ko tënk muy règlement yi mais justice bi dootul doxee loolu mais li muy doxee mooy si benn nit boo xam ne fal nañ ko présidence benn nit bu nekk palais wala benn ministre de la justice wala benn kii justice bi si loolu lay doxee mu doon loolu doon lu garaaw loo xamante ni xëy na suñu réew foofu la àgg si ñàkk yoon foofu la àgg si ñàkk justice foofu la àgg aussi tamit si askan dem ba xam ne carrément justice bi nga xam ne moo taxoon ñuy xeex justice bi nga xam ne moom la ñu doon laaj muy justice sociale donc def si ay jéego yu nekk société civile bi xeex si ñëpp xeex si avant dañu gis ne Macky Sall dafa nekk di jalgati li nga xam ne mooy yoon boobu noonu. léegi nag waxoon nañu fi sénégalais yi ñu ne leen képp ku yaakaar ne li nga xam ne dal na si kaw Cheikh Oumar Diagne muy injustice bi nga xam ne dal na kaw Cheikh Oumar Diagne ak yeneen nit ñi képp ku yaakaar ne Cheikh Oumar Diagne lay yem rek donc yaay nax sa bopp te ku jugul xeex ko donc di nga ko jugee xeex ko si anam boo xamante ni xëy na boobaa dina metti si ñëpp. tey yaakaar naa ne yamatul rek ci professeur Cheikh Oumar Diagne parce que gis ngeen Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly li gën a doy waar ci kaawam dañu ko jàpp pare yóbbu ko paquetage maanaam paquetage lañ ko yóbbu paquetage mooy chambre boo xamante ne nii ay 100 et quelques personnes ñoo fay nekk maanaam day bu ngeen déggee paquetage bi mooy ñii dañuy toog
am na ñoo xam dañuy fanaanee toog bu bët set donc ñuy tëddee wet seen tànk yi jëm nii ñi seen tànk yi jëm nii ñi seen bopp yi jëm nii donc loolu mooy paquetage bi Cheikh Bara Mbacké Dolly ci situation yooyu la nekk ak ñeneen ku mel ni Déthié Fall Mame Diarra Fam Guy Marius Sagna donc injustice bi am ci réew mi ku jugul xeex ko yaakaar na du egg si yow rek jàppal ne un jour viendra dina ñëw si yow te boobaa di nga bëgg askan bi ñëw taxaw xeexal la te boobaa tamit xëy na mën naa metti trop si sa côté donc moo tax ñu doon wax askan bi ne leen ku yaakaar ne mbirum Cheikh Oumar Diagne cas isolé la ku yaakaar ne mbirum Cheikh Oumar Diagne ci moom rek la yem donc xamal la yaa ngi nax sa bopp parce que Macky Sall bu paree Cheikh Oumar Diagne donc dina ñëw si ñeneen te loolu lañ nekk di gis nii Sénégal te je pense que nag yàgg nañ si alerte yi te yéenewuñu woon Sénégal egg si niveau bi mu egg si nii ñu yor justice boo xam ne benn waay moo di doxal di def lu ko neex donc justice bi ñoom indépendance wuñ siis yi ñoom xamuñu mënuñu àtte sax li ñu bëgg a àtte carrément procureur état la fi nekkal doyen de justice nekkal fi état donc ñuy def lu leen neex mais lan moo li ma question bi may posé toujours mooy ki nga xamante ni nii mooy doyen de justice Mamadou Seck bi nga xamante ni nii je pense que moo yor justice bu deuxième cabinet Mamadou Seck bi muy placé Cheikh Oumar Diagne sous mandat de dépôt dafa yóbbu dossier bi instruction bi mu yóbboo dossier bi instruction après daf ne day tijji information judiciaire donc pour xool Cheikh Oumar Diagne li mu wax ak affaire yi fi mu toll si loo xamante ni nit ki daf ko wax publiquement ngay tijji information judiciaire léegi depuis bientôt mu def 3 mois yoo xam ne yaakaar naa 9 jours moo si manqué Cheikh Oumar Diagne nekk si kaso bi information judiciaire bi nga xam ne waxoon nañ dañ koy tijji ba léegi kenn xamul fan la toll kenn xamul fan la yam donc mu doon loo xam ne donc li mu nuru mooy séquestration boo xam ne dañ ko def professeur Cheikh Oumar Diagne parce que ku tëdd 3 mois si kaso bi te donc defuñu benn enquête woowuñ la entendre la si deful benn yëngatu dossier bi ñu mel ni daal Cheikh Oumar Diagne léegi dañ ko tëj si kaso bi léegi après dañ ko fay fàtte quoi kenn dootul wax si ay affaire am donc si dootul si def dara parce que amuñu temps parce que ñu ngi seen affaire politique donc mu doon loo xamante ni ñàkk indépendance justice parce que dama gëm ne Sénégal bu justice bi amoon indépendance xëy na tey dossier yu bëree bëri dinañ ci wax rawatina nag dossier Cheikh Oumar Diagne bi nga xam ne donc dañu ne dañ ko jàpp si diffamation mu doon loo xam ne flagrant délit parce que daf ko wax publiquement ñëpp di ko seetaan donc mais ñu continuer di def injustice boo xam ne dafa doy waar tellement que doy waar ba nga xamante ni Sénégalais yi ku nekk rek am na benn leçon de morale boo xam ne wala am na benn jàngat boo xam ne war nga ko see mën a def parce que xam nañu ne li nekk di xew Sénégal nii du dëgg du yoon te c'est pas normal muy continuer di am Sénégal léegi nag il faut que ñu jug xeex il faut que ñu jug xeex jàkkaarloo nguuru Macky Sall il faut que ñu jug xeex pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne mais aussi pour ñu libérer tous les détenus politiques yoo xamante ni tëj nañ leen ci kaso bi jamono bii ñu nekk ci kaso bi donc te ñu jàpp ne li leen tëjee jaay doole la te ñu jàpp ne li leen tëjee tegul ci yoon te ñu jàpp ne li leen tëjee tegul ci benn dëgg tegul fenn ci benn règlement boo xam ne mooy wane ñii kat seen tëj bi donc doon na loo xamante lu juste la mais lu injuste la. léegi nag li ma wax sénégalais yi mooy Cheikh Oumar Diagne xëy na alhamdulilah mi ngi ci jàmm ci biir kaso bi mu nekk parce que manqué wul dara parce que nit ku gëm yàlla la nit koo xam ne xëy na kenn mënu ko xooxatal kenn mënu ko tiital. mais li si doy waar rek mooy nañu xam ne ñi ngi seetaan loo xamante ni nii xëy na bu fekkee continuer nii di am donc ñun ñëpp kenn mucc ci te donc mën na dal si ñun ñëpp ku nekk si ñun mën na dal si yow te wax dëgg yàlla yéréwuma ko sénégalais yi parce que li commencé di am nii suñu justice bi li commencé am nii ñu jàpp ay nit si loo xamante ni tegul si dëgg tegul si yoon nga ñëw procureur wax du waaye di si demandé pour ñu renvoyer procès bi pour ñu yóbbu la mandat de dépôt yóbbu la instruction tijji information judiciaire boo xamante nit ki daf ko wax publiquement ñëpp di ko dégg lan moo si jëlee information judiciaire Cheikh Oumar Diagne li mu wax lan moo jëlee information judiciaire Cheikh Bara Dolly li mu wax lan moo jëlee information judiciaire loo xam ne nit ki daf ko wax publiquement parce que si loolu nga ko jàppee flagrant délit donc flagrant délit amul information judiciaire dans les normes bu fekkoon ne dañ ko teg si dëgg si yoon dossier Cheikh Oumar Diagne bi ñu ko jàppee comme ni ñu def flagrant délit yi nga xam ne loolu la leen toppee loolu la leen waroon def maanaam bu ñu la jàppee vendredi samedi dimanche lundi boo demee si parquet bu fekkee flagrant délit danaan la mercredi lañ la war a àtte jugé le flagrant délit ñu ñëw tëj la sursis wala ñu xam ne ñu lay tëj après ñu bàyyi la nga dem sa yoon mais lan moo waral information judiciaire bi am ci parce que dañu bëgg a continuer di maintenir Cheikh Oumar Diagne ci biir kaso bi te donc je pense que loolu doon na loo xam ne ñun Sénégal yëpp war nañ ko bañ ñun ñëpp war nañu taxaw xeex pour ñu libérer Cheikh Oumar Diagne aussi pour ñu libérer tous les détenus politiques yi nga xam ne tëj nañ leen ci kaso bi si loo xam ne tegul si dëgg tegul si yoon donc voilà vidéo bi tey lii moo ko waraloon donc ñëw rek defaat ay révélation si affaire Cheikh Oumar Diagne bu ko defee ñu xam ne nit ñi fàttewuñu ko mais xëy na nag dëkk bi moo toll foo xam ne dafa doy waar dëkk bi jaxasoo mais li ñuy demandé mooy di ko exiger moo ñu libérer Cheikh Oumar Diagne ni mu gën a gaawee parce que li ñu koy jàppee tegul si dëggu tegul si yoon te injustice la boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko donc jaa ngeen def gars yi